salaamaaleykum xarit yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam tey ñaanal ñëpp ngont mu neex comme ni ko wolof yi di baaxoo wax xëy mu neex xam fa nga koy kendali jee gën a wóor waaye lijjanti ngont mi daf cay baax ndax pinaan maay tax yéen ñi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci àdduna wërngal képp tey seetaan seen télévision nationale muy la RTS 1 ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen tatagal te di leen teg seen place spécialement nag jigéenu àdduna bi yëpp fu waay nekk rek di jigéen jox nañ la loxo ñaanal la tatagal la dalal la jàmm ndax boo nee jigéen rek ni àdduna boo nee jigéen ni société boo nee jigéen ni kenn kër gi kon jigéen ñi ñoo aye muy journée internationale de la femme looloo waral tey ñu def spécial takkusaan ñëw ronu garab gi ànd ak équipe bi ñu àndal ak suñu direction générale fas yéene sargal jigéen ñi tey ci plateau bi ñu daje balaa may sori nag dama leen di présenter rek wax leen di leen xaritu ñu seetaan tey ay jigéen rek a fi nekk waaye jigéen ñi fi nekk jigéen lañ ci jigéen ñi jigéen ñëpp ay jàmbaar lañu waaye xale dana nekk këram nekk jigéen di xool fu muy royee defe naa ne bu ñu seetaanee plateau bi danañ ko fi gis xale dana nekk biir këram wala jigéen nekk biir këram xool fu muy bëgg a xool tànkam ragal naa ne bu xoolee ci plateau bi tamit dana ci war a gis boppam looloo waral dama naan gees rek daal di dalal kenn ci suñu invité yi nga xam ne mooy Agnès di directeuru maison d'arrêt bu Rëbës moom moo nekk ci sama ndeyjoor bu ñee gees ci sama càmmoñ daal di seeti nag madame Thiam muy directrice de la famille ca ministère de la famille moom mu ngi fi itamit ci plateau bi dañ naan coow rek daal di dem régie su ko defee li wala fi naan tungu ne du teew kenn di nataal nañ dem régie. waaw Agnès seet si woon nañ la ca liggéeyukaay ba gis ni ñëw nga gaa yi tooj ak loolu bu njëkk ba jigéen dina nekk secrétaire dina nekk leneen ak leneen ak leneen mais léegi jigéen ñi ci tenue yi lan moo la ci gën a poussé Agnès ci spécial 8 mars bi loolu lañ lay njëkk a laaj ndax xale ya toog seen kër bëgg a topp say tànk. Merci beaucoup madame. li ma ci poussé mooy service sama nation di Sénégal. yaakaar naa ne kenn ku ne fenn boo ci mënta ne itam rek c'est pour servir la nation dans la dignité dans la dignité et le respect surtout ndax gis nañ fa bañ ñee discipline bañ fa gis ak rigueur bi tubaar fakal la macha allah kon xale bi ci këram bu ko buggee na ci dugg pas pour gis bëgg a sol tenue mais na ci dugg pour bëgg nation ak servir nation surtout léegi 8 mars la ñu nekk def spécial 8 mars ci tàkkusaan bi ñu bàyyi rek xarit yi ñu seetaan moom it ku ci mel na madame Thiam mu daal di nuyoo daal di présenté wu moom it daal di ñuy wax fonction ak la muy yëngu ca ministère ba mu nekk muy ministère u njaboot gi madame Thiam. asalaamaaleykum Francisca asalaamaaleykum madame la directrice maa ngi nuyu à travers vous toutes les femmes du Sénégal ndax comme ni nga ko waxee léegi ci njëlbéen jigéen ñi dañoo aye jigéen ñi dooruñu di aye de dañoo yàgg di aye ku ayewal sa moome ku ayewal sa moome jigéen ñi macha allah dañ leen di wax mention spéciale man nag maa ngi tudd madame Ngom ñu may wax Koumba Thiam nekk directrice de la famille ci ministère de la femme de la famille et de l'enfance bi nga xam ne ca bopp ba ñu ngi ko teg madame Mariama Sarr waaw ministre de la femme ku ne xam na mu toogee ca ministère ba ak li muy def ci wàllu jigéen ñi noonu lay présenté yéen maanaam directrice de la famille maanaam ci directrice de la famille laa bëggoon tuuti rek nga faram fàcceel ñu ko ca Faatuma ca këram te xamul fonction bi wala xamul loolu ban façon maanaam ci lan ngeen di yëngu exactement. jërëjëf Francisca direction de la famille benn kuréel la bu bokk ci kuréel yu baree bari yu nekk ci biir ministère de la femme
muy direction bu stratégique ci biir ministère bi lu tax ku ne xam na ne Sénégal bari na ay organisation de femmes waaw ay association de femmes ay groupement de promotion yoo xam ne femmes yi ñoo ko jiite wàllu woowu ñun dañ ñu koo dénk ñu war di wax ak ñoom di jokkoo ak ñoom te lu ñuy def ñu war leen cee boole parce que soo nee ministère boo xam ne dafa yore femme famille enfance rek laal nga jigéen ñi soo laalee jigéen ñi laalaale nga góor yi ndax famille bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen ñu nekk fa nag madame le ministre Mariama Sarr bi ñu wax chaque jour lépp loo leen di def na doon lu yaatu te ci biir yaatu boobu na ci jigéen ñi gis seen bopp ñuy doxal nag ay programme de protection des familles di doxal ay programme de promotion des familles soo nee protection des familles laal nga bànqaas yépp loolu moo tax ci biir programme yi ñuy dérouler mu jëm ci protection des familles ñu di ko dérouler ak tous les ministères sectoriels ndax protection dafa yaatu di ko dérouler ak toutes les organisations de la société civile bàyyiwuñu organisation jeunes filles yi ak jeunes garçons yi ànd kook ay partenaires yoo xam ne ñu ngi ci jàppale bu baax a baax a baax ci wàll wi nga xam ne dañ ne promotion des familles wax naa la léegi ne la famille bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen bàyyiwul kii dund ak handicap loolu lu dara wax la ndax quelquefois mooy woy laago ba quelquefois dañ leen di fàtte ñun nag soo la yàlla dimbali woon ba nga ñëw ba gis ni ñuy collaborer ak ñoom kon dinañ xam importance su ministère de la famille nga xam ne ñoom ñëpp lañu lëkkaloo uuf leen lu ñuy def ñoo koy waxtaanandoo mooy li ñuy wax concevoir ndax balaa ngay mën a dérouler da ngay concevoir ba pare soo concevoiree xalaat nga daal di élaborer bind say programme bind say projet bu ñu demee nag ba nga xam ne dañuy exécuter ñu ànd ko ñëpp ñu ngi ko war a àndal te loolu yemalewuñu ko Dakar dañ koy def dans toutes les régions du Sénégal 14 régions yëpp képp koo xam ne acteur boo xam ne concerné wu problématique bi ñuy dérouler concerné na la dinañ la dugal ci biir moo tax xam naa du doon lu bees lu ma leen di jàngal ministère de la femme am ay démembrement yu ñu tuddee les services régionaux du développement communautaire ñoom ñooy suñu bras technique ci région yi lépp lu ñu war a dérouler ci suuf buñ ko xalaatee ci kaw dañ leen koy yónnee ñoom ñooy préparer ñu ñëw nag ànd ak ñoom ak acteurs yi ko concerné loolu ay volet la am na ay programme yi ñuy wax ay autonomisation de la femme yaag ngeen koo dégg ministère bi def ci lu am solo madame le ministre di ñu ko wax comme ni ma la ko waxee léegi jigéen kenn gënu koo doon jàmbaar loolu duma leen ko jàngal Margaret Thatcher dafa waxoon ni loo bëgg mu jëm kanam mbaa mu taxaw yëkkati ko jox ko jigéen ñi jërëjëf Francesca kon bu ñu leen jiitalee musuñu leen jiital ci lenn ba rëccu ko waykat yi wax nañ ko suñu mbokk géwél yi wax nañ ko te Sénégal dafa taxaw boo xam ne depuis que président Macky Sall ñëw avec le plan Sénégal émergent bi nga xam ne mooy suñu référentiel en matière de développement social et économique am na ci ay tànk su ma ko mënee tuddoo noonu ay bànqaas yoo xam ne jigéen ñee ko tax a jóg ngir ñu jóge ci stade bi ñu jóge nekkoon jàll ci bu ko gën a kawe te résultat yi commencé nañ koo sentir kon ñun jigéen ñi jàmbaar lañ am nañu jom am nañu fulla te gisuñu lenn lu dul lu ñuy jëmale kanam yàlla baax na jërëjëf maa ngi ñëw ci yow ci xale yeeg way jur yi ci mbedd meek yooyu fan ngeen ci toll ak yooyu maa ngi ñëw ci yow daal di wëlbatiku rek ci directeur su ma juumul ci samay information yow yaay jigéen bi njëkk a jiite bi njëkk a nekk directrice su Rëbës ci jigéen waaw léegi nag mu bëggoon rek nooy organiser woo jigéen boo xam ne nekk na fi ñu xam ne ki chef prisonnier yi ki nga xam ne moo leen moo yor kaaraange gi chef beeg lépp jigéen la naka la comment ça se passe naka lay demee donc Francisca merci beaucoup sant yàlla rek ndax xam naa ne lu nit mën itam yàlla la may vraiment di ko sant di ko gërëm ci lim ma may jiite ay góor ak ay jigéen lu jafe la mais buñ defee liñ mën daal li ci des ñu teg ko ci loxo yàlla teg ko ci loxo yàlla profité occasion bi aussi nuyu sama pensionnaires yi population carcérale u Sénégal yëpp di nuyu itam raw si dool yi ñu nekk fii Rëbës ak personnel bi yëpp vraiment maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama autorité yi ma may opportunité ma ñëw toog ci plateau bi tey ci journée internationale de la femme
maa ngi lay laaj bu fekkee détenu ma nga fa. ñoom ñëpp ay góor lañu moom xam nañ ni Rebeuss góor ñi ñoo fa nekk. bu ci kanamee dinañ ñëw ci bosu jigéen ñi parce que seeti woon nañ leen ñoom tamit. léegi yow est-ce que ñoom dinañ lay gis wala dañuy dégg rek ni diw moo ñu chef. dinañ ma dee gis kay. dinaa toog ak ñoom dinaa dugg seen biir fu ñu nekk fu ñuy dund. mënumaa leen jiite ba pare te mënuñu maa xam. loolu je ne pense pas. damay dugg ci moom di waxtaan ak ñoom. nemmeeku seen i problème. ku ma demandé audience ma recevoir la waxtaan ak yow. li ma ci mën ma wax la ko. li ma ci mënul ma wax la ko. fi nga war a jaar itam bu dee xam naa ci dara ma wax la li ma ci xam. dina fii nga war a jaar ak fii ak fii. Salika noonu aussi ak parents détenus. maanaam soxna yi yaay yi ñi nga xam ne denc nañ leen fa. effectivement looloo tax état teg ñu fa. administration pénitentiaire service public la. ouvert au public. képp ku ñëw bu ñu demandé à gis ñu. on est obligé recevoir la. li nga bëgg itam liñ la ci mën a informer ñu informer la ci. liñ ci war a def itam ñu taxawu ci def ko ci ba nga am ci satisfaction. yàlla baax na xarit yi ñuy seetaan comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fi jigéen mu sol tenue ki ci des tamit di yëngatu ci wàllu njaboot gi ñu daan ne coow nag dem régie am luñ ñu dégtal ci élément ñu dellu si waat. ñu ngi fii ci maison d'arrêt pour femmes de Liberté 6 ñu ngi ci atelier de couture bi maa ngi présenté wu d'abord surveillante chef de prison Awa Diouf assistante sociale de l'établissement. suñuy sœur ñoo fi nekk journée 8 mars bi dañ koy préparer boo xoolee nii atelier de couture bi pratiquement ñaw yi ñuy sol niroo la waale yi ñu ngi fi ñun ñëpp am nañ ci ñun comme ñoom ñëpp ñoo koy bokk kenn bëgguñu xàmmee kii mooy kii peut-être nag sécurité du ñàkk liggéey bi dina am ñi nga xamante ne ñi nga nekk ci benn wàll tamit xëj na rek mais bu ñu sañoon ñun ñëpp ñooy bokk lépp bokk journée bi maanaam daal ñun ñëpp ñu bokk statut en quelque sorte boo xoolee ñoom ñi ci biir nii tamit ñi caabi féete ginnaaw ñooy liggéey bi ñoo koy ñaw waaw ñoom ñoo koy ñaw ñoo leen di ñawal ñoo ñu ñawal en quelque sorte ñun tamit lépp ci jàppale leen rek parce que liggéey bi tamit bu ko ci mën dañ leen ko ci formé bu ñu ci mënee tamit bu ñu génnee ci biti yàlla def ñu ñibbi dem mën a continuer liggéey boobu ci biti dinañ am ci lu ñu jàpp di ko mën ci yor seen njaboot. pour organisation bi dañuy remercier d'abord bonne volonté yi nekk ci biti bari na ñoo xamante ne ñi ngi ci biti ñoo ñuy jàppale bu baax parce que ñu ci bari bu ñuy ñëw fii du ñu mën métier yi ñu fiy jàng mais dafay am bonne volonté yi nekk ci biti di jàppale xale yi dañuy ñëw pour dans un premier temps jàngal leen liggéey bi def ay atelier transformation yi comme ni nga ko gisee couture ngi fi salon de coiffure ak yeneen yu bari yi nga xamante ne teinture ak yëpp bu ko defee ñoom bu ñu xamante ne génn nañu dinañ mën a jàpp ci liggéey boobu léegi bu ñu demee ba nga xamante ne formé nañ leen ba mu yàgg ñu jël nag ci ñooñu daal leen di responsabiliser ñu nekk ci atelier yi ñoom it di jàngal ñeneen ñi nga xamante ne dañuy ñëw waa de temps en temps bu ko defee day am toujours continuité. 8 mars dafa nekk journée boo xamante ne dañ ko jagalee jigéen dama ne man ñun jigéen dañu war a jàpp ne chaque 8 mars journée bu nekk rek 8 mars la parce que jigéen li mu représenté ci société bi dafa doy waar jigéen ci biir kër li mu fa représenté dafa doy waar trop ku ci nekk ñun am nga expérience boobu donc damay lancer message sama mbokk jigéen ñëpp ñu gën a jàpp daal te xam ne àdduna dafa metti jigéen li muy daj ci famille li muy daj ci këram li muy daj ci liggéey ba nga bëgg a allier les deux kër ga liggéey bi metti na trop mais ñu gën a armé wu de courage parce que jigéen yàlla sax da ko sagal waaw ba pare donc ñun nañuy xam loolu gëm suñu bopp te xam ne jigéen moo mën a yóbbu société bi fu sore. il faut nga boole lépp yàlla moo ñu ko teg il faut ñu nangu ko dinañu boole liggéey bi boole ko ak kër ga mais dañuy def lépp luñ ci war rek ñaari côté yëpp dañ koy jéem a def parce que loolu mooy suñu devoir te mooy suñu rôle te ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax nag ci ñaari côté yëpp benn waru ci sooxee du yomb nag mais day àdduna moom dara warul yomb. comme ni la ko chef service socio-éducatif waxee moom mooy responsable bi ku ñëw jigéen bu ñëw moom moo lay dalal wax la li règlement intérieur bi wax nga comprendre ko dalal la defal la su nekkee sa parents yi xamuñ ne yaa ngi fi mu def médiation boobu woo leen ba ñu xam ne yaa ngi fi ñu mën la seet si rôle boobu en premier lieu moom moo koy jouer. li nga wax am na solo ndax su boo déggee prison rek da ngay daal di tiit mais damay faral di wax sama éléments yi ñëpp je parle sous leur contrôle ñoom xam nañ li may wax dama leen di wax ne leen ñii ci biir suñu ay nawle lañ parce que lii jaar-jaar la ndax la preuve tey jii ku ci génn libéré solu ba ñëw jekk amaana boo moytu sax doo ko xàmmee kon suñu ay nawle lañ am nañ seeni droit dañ koy respecté dañ leen di def comme suñu bopp parce que si suñu la ñu bokk sooy xool toute la journée ñu ngi fi ba ay
au-delà de 18h au-delà de 20h sax des fois dañu fiy nekk donc suñu famille lañ mën naa ne sax suñu première famille lañ parce que ñoom la ñuy ëpp lu ñuy passer le temps mais encore une fois lu ñu mën daal mooy góorgóorlu muy man muy sama personnel xam ne suñu ay nawle lañ dinañ leen jàppee ni ñu leen war a jàppee en retour également du tere dinañ def nu nga xamante ne bi sécurité bi dina jaar yoon parce que loolu mooy suñu rôle ñaari rôle la ñu am sécurité ak réinsertion sociale bu ko defee dañ ciy jàpp bu baax parce que gisuñu seen famille ñun la ñu gis donc ñun ñooy góorgóorlu jàppale leen ba duñu sentir le poids de la détention parallèlement ak suñu mbokk détenus yi ñuy garder fii ñun au niveau même du personnel féminin dañu am amicale bi ñuy wax amicale du personnel féminin de l'administration pénitentiaire ren ñu fas yéene bokk ci 8 mars bi def une conférence et thème boobu ça entre en droite ligne dans la politique de la réinsertion sociale bi nga xam ne ñun moom lañ mooy suñu mission muy suñu seconde mission muy les femmes de l'administration pénitentiaire au service de la réinsertion sociale donc pour wane la rek rôle boobu dafa am solo ñun ñii en tant que personnel dañ ci bàyyi xel bu baax a baax donc ñun ñoo jiitu ñu ngi au devant de la scène moo tax ñuy profité ci occasion di ñaax jigéen ñëpp di xam ne kaso jombul kenn nul n'est à l'abri de la prison moo tax ñun dañuy góorgóorlu muy fii muy ci société bi ñaari côté yëpp ñu doxal ko xam ne jigéen lañ am nañ suñu place ñi nekk fii ñu gaawantu bu ñu paree seen peine ou en tout cas ñu génn dem continuer la vie continuer seen activité comme si de rien n'était parce que jaar-jaar la nous également rôle bi ñu sant ñu def ko au niveau de la prison muy volet réinsertion bi jàppale leen jàppale aussi suñu famille comme ça suñu njëriñ ci société bi def une tache d'huile. mu nekk madame Traoré moom mooy directrice su fa ñuy denc jigéen ña fële ca Liberté 6 maison d'arrêt bu Liberté 6 ñu koy sant di ko gërëm moom it ak madame Sène moo njëkk a jàll dellusiwaat rek soxna si muy madame Thiam réinsertion sociale bi ñuy wax est-ce que yéen waa ministère bànqaas yi dina dem foofu dem na ba ci ñooñu nga xam ne bu ñu génnee di ngeen leen mën a encadrer parce que xam naa ne jigéen bu bëtam xonqee bu leen seetsee di ngeen fomp ay rangoñam tegaat ko ci yoon encadré ko mu indil leen projet ngeen jàppale ko ba mu réaliser ko est-ce que ñii di ngeen liggéey ak ñoom mooy jigéen ñi ñu denc fii. jërëjëf Francesca. vraiment ku seetaan lii. sa yaram dina daw. ndaxte femme bi wax na ko léegi nee na fii jombul kenn. déedéet. te en général ñi fa jaar ba génn dañuy nekk ay jàmbaar. waaw. parce que li ñuy dund gis ko dañ ciy tirer ay leçons te ku ne xam ne ne jigéen en matière de xalaat lan moo koy jëmale kanam ñun mën nañ ko defal suñu bopp ci lu wér voilà li ma indil comme xalaat mooy dañu ci am ñun au niveau du ministère de la femme ay structure yoo xam ne lii ñuy jàngal jigéen ñi fii structure yooyu ñi ngi ci région yi di ko def ay centres comme yi ñuy wax les CEDAF waaw CEDAF c'est des centres départementaux d'assistance pour les femmes jigéen ñaa nga fa ñu di leen encadrer di leen jàngal teinture coiffure même y a des CEDAF yoo xam ne xam naa directrice bi mu ngi may déglu dina mën a xam li ma bëgg a wax installé nañ fa ay mini boulangerie di leen jàngal nan ñoom am nañu boulangerie très bien moo tax ma ne la bi ma ko seetaanee rek sama xel dafa dem ci le ministère bi di def ci defal jigéen ñi au fin fond du Sénégal ñu ngi koy defal jigéen di defal ay formation di leen defal ay séances de réinsertion parce que lii mooy réinsertion sociale waaw bu ñu jëlee aussi certains programmes du ministère comme le PIDES comme le PALAM nga xam ne fa kenn yeggul ñooñu dañ fa yegg man bi ma ànd ak waa PALAM tournée yegg naa ci Sénégal foo xam ne musuma faa dem xaw ma woon ne programme ministère ba yegg na fa boobu laay soog a ñëw ci ministère bi madame le ministre yóbbu ma PALAM dama jaaxle nekkete ministère bi mi ngi def loo xam ne macha allah ay village yoo xam ne ay ñetti néeg PALAM wala PIDES dem installé fa benn structure bu jàppale jigéen ñi ngir ñuy def ay activités génératrices de revenus ñii ngi defar saabu ñii ngi defar trituration ñii ngi defar ay sëru ñaw yi ñu wane léegi bu ñu paree dem ci marché luuma yi xam nga luuma moom bu jotee ñëppay ñëw di ko fa jaay ibbi seen kees di ko fa dajale ngir ëllëg mu am lu mu leen jëriñ ndax ku ne xam ne ne ñun jigéen lu ñu liggéey rek dañ koy delloowaat ci biir kër gi bu ñu jëlee am na benn maison bu ñu tuddee Marfo la maison d'accueil et de réinsertion des femmes atteintes de fistule obstétricale bi nga xam ne madame le ministre avec ses partenaires de UNFPA ñoo ko
installé équipé ko mu inauguré ko en 2012 soo fa demee femmes yi nga xam ne ñi ngi ci région Sénégal nëbbatu ndax loolu leen dal bu ñu fexee ba gis leen dépister maanaam fexe ba xam ne lii moo leen dal ñu jël leen indi leen Dakar lu nekk ñu ngi leen ko fay jàngal machine yaa nga fa façon matériel bu nekk ma nga fa kon ñii li ñuy def ci prison yi macha allah dafay nekk une chaîne ci li ma gis dañuy génn dellu ci seen localité yi continuer la même chose di liggéey ministère bi day dem ci maison d'arrêt yi loolu moom du lu ñuy wax kenn di seet jigéen ñeeg góor ñeeg xale yi nan lañ fa tooge en ce qui concerne projet yi ngay wax am nañ ay direction yoo xam ne loolu rek la ñuy dox am nañ fi direction de la microfinance am nañ le fonds d'impulsion de la microfinance am nañu fonds national crédit femme bépp projet boo xam ne parce que lu projet tamit doo ñëw rek bind nu mu la neexee am na canevas am na nu ñu koy toppee am na nu ñu koy bindee am na nu ñu koy jàngatee su fekkee ne méngoo na ak li nga xam ne mooy yoon jigéen ñi boo leen interroger ñoom du ma la jox réponse bi sax ñoom mën nañoo ñoo lay tontul sa bopp ñoo lay tontul seen bopp ci li leen ministère bi di jërëjëf madame Thiam ma daal di gëstu war rek ci Agnès nag xam nga borom toni la moom da nga koy laaj mu tontu la rek daal jàpp mor sa njàmburam waaye gannaaw dañuy tàkkusaan spécial 8 mars la ñuy def te jigéen ñi ñoo aye Agnès gis naa itamit sa photo gis nga ko léegi bi ñu demee camp pénal la ñëpp xam tur boobu la ñëpp xam mooy maison d'arrêt bu Liberté 6 nekkoon nga fa def naa fa juróomi at. def nga fa 5 ans. ci ba nga fa nekkee. comme directeur. ba nga fa nekkee naka nga daan def ak jigéen ñi ñëw parce que jigéen moom. gaa muñkat la. jigéen am na yu muy supporter boo ko tegoon yenn góor yi ñu dof. gaa loolu moom am na. waaye bu ñu nee salaamaaleykum ñu indi leen fa. rek naka ngay njëkk a réagir ak ñoom en tant que directrice. merci beaucoup Francisca. defe naa wax nga ko. jigéen moom moo yor kër. te nee nañu conséquence su tëj jigéen moo ëpp fuuf conséquence su tëj góor waaw heureusement xaw ma macha allah lay wax ñoo ëpp ci société bi mais yàlla def na ba góor yee ñu ëpp ci kaso yi donc boo tëjee jigéen rek tëj nga doom tëj nga jëkkër tëj nga ñëpp mu di lu doy waar ak lu métti sama collègue bi Marème wax na ko ci kii bi sànq ñuy jéem rek di leen di jàppale te nga nekk xale bu ndaw yore ay détenus yoo xamante ne ñoo la mag fuuf mën laa jur di la wooy mama yow directeur xam ne tenue bi la rek mais yàlla xam na ne ñoom mun nañ laa jur mais tu es obligé yow itam nga jéem a taxawee ñoom fi ñu la yaakaaree ndax aussi situation la moment la dañ koy wees ñun itam ñu war leen ciy jàppale bu baax a baax a baax mais tëj jigéen lu métti la ma ci doon xalaat ne vraiment buñ ko doon xool ba xoolaat ko war na doon loo xamante ne lu munta ñàkk la l'ultime et le dernier recours parce que ni ma ko waxee sànq rek tëj jigéen mooy tëj kërum lëm gis xale yu ndaw seen yaay ne ci kaso bi wala nga ñëw ànd ak sa doom bu amul 3 ans wala nga ñëw ëmb ba 10 métti na daal métti na ci jëkkër ji nga bàyyi métti na ci sa yaay bi nga bàyyi métti na ci njaboot ji nga bàyyi ñooñu mënuñoo jàng mënuñoo concentré wu donc vraiment lu métti la mais macha allah ñu nekk ay jàmbaar ñoom itam am ñoo xamante ne dañuy nangu nattu bi nangu ko dénk ko yàlla ndax am na suñu benn yaa Seyda bu fa daan ñëw da leen daan wax à chaque fois nattu bi boo ko nangoo rek yàlla da koy oyofal loolu itam gëm naa ne lu am la parce que métti na ba fu métti yem métti na ba fu métti mais vraiment macha allah sant yàlla ay jàmbaar lañu sant yàlla est-ce que mosu nga fa tasee cas boo xam ne comme wax nga ko léegi tout tànk bu fa yaayam nekk dañ ko daan indi mi set si yaayam bu fekkee dafa ferul wala naka la ngeen daan organiser woo wala koo xam ne soxnaam ma nga fa mu ngi sëy nekk ci buumu sëy waaye terewul ñu jàpp ko yóbbu ko fa naka ngeen daan organiser woo compliqué rek mais vraiment di santaat yàlla daal ci lum ñu may rek parce que léeg-léeg da ngay jéem a dëgër lu sax mais doo ko mën parce que xol itam xol la rek waaw xol la waaw nit rek la mën a doon amoon naa fa benn cas benn xale bu ndaw ma fa fekkoon fa la juddoo sax fa la juddoo ndeysaan waaw mais takk ma bu xëyee sama bureau lay ñëw fa lay ndekkee waaw mburu bu ma téye foog ma jox ko mu wàcce mburu bi waaw bu paree ñibbi buy romb sa garde bu ko xaw a téye sax dina xeex ak yow xuloo yow mais dina ñëw dina dugg ndeysaan ma ñëwee samedi lundi garde yi ne ma samedi dimanche bi ni ñu sonnee day dem bureau ba fëgg du fa fekk kenn day jooyee jooy ba xolam sedd ku ko jël nag mu xuloo ak yow ndeysaan kooku nag ñu toog ba jimi jamono comme xale bu góor la woon
ma ne yaay ji kii nekkin bi fii dafa xaw a métti. parce que aussi ça se voit sociologue boo ko gisee xam ko. mënul nekk xale bu góor bëgg a màggee ci biir ay jigéen. déedéet du sotti. jikko yi du baax. dama ko daan gaadu quelque fois yóbbu ko ci biti. mais comme ci biir la juddoo suuf sax. xamu ko xamul suuf boo ko tegee ci suuf day yuuxu ba bëgg a kiris. moo daan dem ci ginnaaw sax yóbbu ko camp pénal comme foofu amoon na ay góor. parce que comme daa taamul gis ay góor. mais bu ma demee foofu adjoint ba ndeysaan maam Sall maa ngi koy nuyu au passage. waaw bu ko newaan kaay sax. bu ko xawee téye xale bi day yuuxu ba bëgg a dee. benn jour ma sobati. ni maa ngi koy yóbbu ci kii bi. salon de kii bi coiffure bi pour ñu defal ko tondeuse. mais bañ ko tegee tondeuse ba lu ñu jot a watt fa la yem. ma mujjee daw si ak moom ñib si waat. waaw mais ma dem ma ne yaay ji vraiment ba ma mënoon woo papam ak service social bi nii ko kii waxee sànq. pour ñu jéem ko yóbbu. ci biti daal. bu amee ko ko téye bu amee ko ko téye aussi. amoon nañu ay kii ay œuvre caritative yoo xamante ne. ñoom dinañ ko dee nanga jël. wala ñu def démarche au niveau de comment ça s'appelle. SOS enfant ñu jël ko. waaw mais bi papa bi ñëwee vraiment. il n'était pas d'accord pour xale bi dem il était d'accord pour yóbbu ko. yaay ji n'était pas d'accord pour jox ko papa ji. mais mu doon benn expérience bu ma dund bu ma marqué. ndeysaan yaay ji ba tey def may woo. xale bi xamatuma. daf ma koy jox téléphone damay nuyonteeg moom rek. mais ba tey yaay ji def may woo. vraiment mu di lu ma marqué vraiment. la maman est sortie bu baax a baax génn na léegi. waaw sant yàlla loolu yàlla moo la koy fay. parce que ñun ñi fa dem gis ni ñuy comporté woo ak ñoom. da ngay xam ne ñii la Margarita Cher waxoon lañ wax rek boo bëggee rigueur ak lu jubul jëmale yoon. daluñu benn góor nag c'est pas parce que dañuy 8 mars. parce que góor ñi yéenay suñu kilifa yéenay suñu wayjur yéenay suñu lépp. waaye jigéen boo bëggee yenn rigueur yi ak yenn jëm kanam nee ko tegg ci loxo jigéen bu soobee yàlla mën na laa suturaal ba doo ci am gàcce. ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mooy jigéen ñi sol tenue nekk surtout nag ci maison d'arrêt yi dañuy naan coow rek régie ndax nag bu ay jigéen dajaloo ku ne mbooloo ku ne nit sax ni santé ku ne nit rek ni wér gu yaram waxantuma la ak mbooloowu jigéen dajaloo lépp a ngi ci biir ñu war koo dem seeti nag muy wér gu yaram ba ñu dem seeti milieu carcéral ak santé. ñuy def c'est pour la prise en charge des malades selon seen différentes pathologies yi nga xamante ne moom lañ ñëw présenter ça dépend parce que c'est régi en poste de santé comme toute communauté boo xam ne war na mën a am assistance lu ñu présenter on va le gérer selon les disponibilités parce que ñu ngi ñuy fournir daal l'essentiel bu tax prise en charge bi ñu war a def fii mu adéquate bu fekkee comme li nga wax présenté na cas wu grossesse sage-femme bi dina ko jël en charge selon son carnet ak li muy aajowoo yépp. man maay sage-femme prison bi man maay yor affaire tout ce qui est gynéco femme buy doog a ñëw maa lay seet ba xam si tu n'es pas en état wala problème gynécologique boo am man maa koy jël en charge léegi femme bu fi nekk en état encore maa lay suivre ba keroog ngay nekk à terme pour ñu yóbbu la ci beneen structure nga amee fa doom puisque fii moom kenn du fi accoucher mais nee mooy prise en charge bi yépp dinañ ko def. di saagal jigéen ñi ci 8 mars bi di leen di lancer appel di leen gën a wax ñu góorgóorlu parce que àdduna moom gëm sa bopp rek a fi nekk ñu gën a ñafe gën a góorgóorlu. waaw gën a ñafe gën a góorgóorlu madame Thiam ñu dellu si waat rek jigéen ja nga xam ne ma nga këram waxuñu sax nag mu ne ca maison carcérale maanaam ñu tëj ko wala mu am tolof tolof wala dara waaye xëy suba rek toog mu croiser les bras yaakaarul jéemu la def lenn lu dul yor soccoom bu gudd lu ne mu dugg ci wala yor soccoom bu gudd rek tey xalaat man te ma seeti ministère bu ma fa demee nu may def ak ñoom ndax dina am liggéey ndax nangam kooku loo koy wax. loolu defe naa ne jigéen ñi sax ñoo ko bañal seen bopp. Francesca actuellement ni jamono bi ñuy dund. ni ma la ko waxoon ca njëlbeen ga. jigéen ñi dañoo yàgg doon ay bañkat. waaw nangootuñu. cette situation bi nga xam ne dañuy mel ne ay esclave ci biir kër. léegi defe naa loolu jigéen ñi nangootuñ ko. moo am na ñoo xam ne jéemuñu kii dara. y a toujours des exceptions qui confirment la règle. waaw waaye ñun la ñu leen di wax di leen ci sensibiliser. mooy nit ku nekk war ngaa mën a wutal sa bopp ci loo jàpp. te loolu avant ñu leen koy wax ñoom jigéen ñi les 90% xamal nañ ko seen bopp. waaw de telle sorte que. soo xëyee suba teel fajar. kan ngay dajal.
jigéen bala ngaa gis góor di nga gis fukki jigéen ñu ngi tëstasi ñu ngi yenu seen i pañe ñu ngi yor seen i palaat borom musóor rek ngay gis fajar gi ñoom rek ngay gis 3 heures du matin jëm fajar ñoom dong ngay gis ñoom ngay gis boo guddee wàccit ñoom ngay mbëkkanteel ci biir Njaga Njaay yeeg car rapide fii ci Petersen ak feneen fu mu ne Petersen ñuy dugg pour ñibbi ma yokkal la ci voilà bu ñu yeggee kër ga lire journal ndaw sa teg na saagam si meekut la ca daw na mag ca waañ wax billaay wallaay waaw moo tax man damaa naw jigéen ñi dama leen bëgg ba ku leen bëgg ma bëggaale la li ko waral mooy jom ji ne ci ñoom fulla ji ne ci ñoom fayda ji ne ci ñoom te ñu doon ay bañkat boo duggee ci biir famille yi kër yi daanaka dama yàlla baal góor ñi sànniwuma leen xeer mais damaa wax rek li ma constaté ci ñiñ ko war a wax ci ñiñ ko war a wax jigéen ñi ñoo yore kër yi dëgg la suñu góor ñi suñuy jëkkër lañ suñuy baay lañu suñuy nijaay lañ waaye ñun jigéen bëgg nañu waaw góor goo xam ne koo ci jox benn mu teg ci ñett waaw sama wax di ñëwaat na koo ci jox benn dina ci teg ñett ngir dab bànneexu boroom kër dab bànneexu boroom kër dina joxe doom yu baax loolu moo tax ñu suñu góorgóorloo tuuti suñuy doom duñu mun a bon déedéet wallaay te lu ma gëm la soo ñëwee ci ministère ba da nga gis jigéen ñi ñu ngi wut ku leen yokkal maanaam ñëwuñu vierge comme ça maanaam ñëw rek te yoroo jàppoo ci dara amut da ngay jàpp ci dara bëgg ko la ko yokkal te ministère de la femme am na ci yenn femme yoo xam ne yegg si nañu fii tey moom ministère bi moo leen njëkk a appuyé moo leen appuyé ca njëlbeen ñu di ci góorgóorlu ba yegg si foo xam ne soxlaatuñu sax doon ay nu ma koy tuddeeti ay genre association yu ndaw femmes yi léegi xam nga lu ñu bëgg a doon ay entrepreneur waaw ay réseau la ñuy former taxaw wut financement yu am doole ay millions Francesca loolu yow boo ko seetloo sax war nga koo xam waaw su fekkee da ngay voyager di nga tasee jigéen ñi ci avion yi ak wóor Dubaï fu nekk ñoo fay dem fu ne jigéen ñoo fay dem defar seeni conteneur wut seen réseau bu mag bokk boole seen doole indi Sénégal jaay dajale yóbbuwaat seen biir kër yi la ca ruusaku si néew yóbbu seen biir kër yi la ca des ñu delluwaat kon moo tax bu ñu nee journée bu ñu nee 8 mars rek jagleel ko jigéen waaw lu normal la lu yoon la wax naa léegi ne leen chaque jour 8 mars la mais quand même am nañ ci bis boo xam ne dañ koy jagleel jigéen ñi ñun ñu xool taxaw seetlu dafa baax ci lépp looy def évaluer seeni progrès càmbar bagage yi tuuti comme ni nga ko waxee xool fa ñu jóge woon fan lañ ci toll yan bon yu am important la ñu war a defaat ngir déwén fa ñu nekkoon démb ñu avancer ci lu bari seeni revendication dëgg na bari na mais ku bëgg sa bopp bëgg lu baax yaay bëri li ngay revendiquer ndaxte toujours da ngay bëgg a aller de l'avant avoir des résultats positifs muy journée boo xam ne tamit dañ ciy waxtaan ak décideurs yi di ci waxtaan ak les autorités ngir xamal leen suñu situation lan la ak ñun lan lañ bëgg te ñu ngi ñuy déglu nag ndax déglu bi ñuy déglu moo waral résultat yi ñu am léegi ñu ciy sant yàlla bu baax a baax benn question rek laa lay laaj madame Thiam balaa ñuy demaat régie mooy jigéen ñi fan yee gisoon nañ ne surtout jigéen ñi ne ci tali bi gàddu seen njaboot boot uuf fop nekk ci feu rouge yi di yelwaan di yelwaan di yónni seen doom da nga gis sax jeeg bu toog nga mu wóor la ne kii mën naa fóoti mën naa jaayi bu demoon ci ministère ba ñu formé ko syndicat sax bu fa demoon jënd mango jënd lujum jënd leneen jënd orange jënd leneen saam jaay wala saaf sa gerte jaay déedéet mu ne xaaral ma toog tàllal sama loxo ba ministre ci boppam moo doon dox ci mbedd mi di leen dajale di def ci oto di yóbbu fan la ñu toll ñoom fan ngeen toll ak ñooñu ak jigéen ñooñu naka ngeen leen di conscientiser ba ñu xam ne li ñuy def am na lu ko gën. jërëjëf Francesca. madame le ministre dox ci jéego yu rafet comme ni nga ko waxee ànd koog monsieur Diouf ñoo ko bàyyi directeur des droits et de la protection de l'enfant et des groupes vulnérables ak madame Maymouna Baldé bi yore centre Guindé je pense que chiffres yeeg yenn détails yi directeur ñoo ko bàyyi moo ma koy gën a maîtriser waaye li ma ci xam mooy yaa ko wax léegi depuis bi nga xamee ne président joxe na directive boobu ministre ci la jóg taxaw madame le ministre Mariama Sarr ci la jóg taxaw ba tout récemment gis nga ne CEDEAO may na ko ñaari
ñaari bus. waaw pour retrait des enfants de la rue. d'accord ma di la ci dollil ne. ñooñu ngay gis ci mbedd mi. ñuy tàll seeni loxo. lal seen musóor tëdd ci seen ñaari doom. bañ ko càmbaree xam nañ ne ñu ci bari duñu ay sénégalais. waaw ci sous région bi la ñuy jógee ñëw fii nag. xam naa ne xëy na Sénégal mooy Eldorado xam nga ngeen koy tuddee tàll seeni loxo. waaw ndaxte loolu. du lu ñu rafetlu. déedéet gouvernement Sénégal moo ko gën a ñaawlu. même imam yi sëriñ daara yi. ñaawlu nañ ko loolu moo tax. ministère de la femme. boo gisee ñi ci njëkk a ramassé. yóbbu leen centre Gindi. dañ ko booleeg ay mesures d'accompagnement. waaw soo yegsee ñu càmbar sa yaram. xool ndax feebar bi nga am yaa sa doom. soo yegsee ñu jox la ay bagages yoo xam ne pour sangu. sol yére defaru nekk nit koo xam ne mën nañ la considérer comme nit. ba pare organiser nag ay retour en famille. wala retour dans les daara. loolu yëpp ministère bi def na ko. yenn détails yu xóot yi nag. xam naa ne directeur ñoo ko bàyyi moo ma koy gën a. li ñu ci wax rek doy na macha allah ñu daal ni coow dem régie te dellu si waat ci plateau bi xarit yi ñu seetaan. waaw bokk ci famille boo xam ne la majorité dañu sol tenue. waaw ndax sama papa homme de tenue la woon. sama frère doom bàyyi comme sama frère de même père et de même mère donc daan gis ak tenue bi. ñu ngi ko daan solo vraiment ma amoon admiration ci ñoom aw ma ci déception man moom pour ma part je dirais que au contraire daf ma gën a éveillé ndax xëy na xaw ma woon lu bari mais bi ma opté pour liggéey bi ma ñëwee ba dugg ci biir prison ci laa découvrir lu bari ma xam àdduna xam ne vraiment jaamu yàlla dëgg-dëgg bu ñuy wax noonu nit ci kaso la ko war a mën a defee daal waaw ndax façon nit bu nekk daf fi ñëw nag waaw façon nit bu ne dañ koy accueillir fii donc vraiment te ku ñëw rek voilà ku bëri histoire xelam neexul daal daf fiy ñëw ko xam ne jaaxle na ko bokkam dina fi nekk ba jóge fii te kenn du ko seet si yëpp nga war cee mën a jaamu yàlla daal vraiment nga xam ne metti na daal. dañuy am ñi nga xam ne dañuy ñëw di intervenir bu ñu ñëwee waa jàngu bi dañuy ñëw parce que religion bu nekk daf fiy dugg dafa am na yaa sayda boo xamante ne dafay ñëw di leen di jàngal alxuraan bari na fi ñoo xamante ne fii lañ jàngee alxuraan ba firi conférence nii bu ñuy tari alxuraan sax sa yaram dafay daw ak ONG yi nga xamante ne dañuy ñëw di leen di jàppale ci alphabétisation dañuy ñëw di leen jàppale transformation céréales fruits et légumes yi ak teinture am ñoo xamante ne aussi dañuy ñëw di leen jàppale ci pâtisserie. fii ñun ñëpp ay yaay lañu comme j'ai l'habitude de leur dire ñun ñëpp ay yaay lañu donc suñuy sœur ñoo fiy nekk suñuy yaay on est une famille daal comme l'a dit la directrice dañuy fexe ba taf la ci yow ba doo ko leneen nag nga yëg ko ndax boo toogee gis chaque jour visite ñi leen seet si yow duñu la seet si léeg-la nga toog sa xol naqari su boobaa nag ñu woo la waxtaan ak yow gindi la daal waaw fexe noo ñëwaatee. waaw message bi may lancé man muy jigéen ñi nañu gën a gëm seen bopp gën a góorgóorlu. li assistance sociale bi wax ne dara yombul te du mës a yomb kon jigéen nañu gëm seen bopp xam ne tey ku nekk boo sañoon sa doom moo lay gën kon dafa am yu bari yoo xam ne actuellement mu ngi xew ci société bi te war nañ ko mën a éviter ndax yaay jigéen mooy jur jigéen mooy yar jigéen mooy toppatoo kon dafa am yenn valeur yoo xam ne dañ koo perte te man je pense que ni dañ ko war a jëliwaat. je pense que ne dañ ko war a jëliwaat li waral nag comme waxoon nañ ko sànq ba ñuy door jigéen ca waar wa jigéen ñaa ngi fu nekk tubaar fakal la takk seen ndigg wane rigueur fulla ak fayda ak personnalité ndax damay faral di wax ne personnalité du ci bijou ba nga takk du ci sañse bi nga sol mais ci na ngay comporté woo ak say nawle la surtout loolu daf ci bokk loolu tax balaa ñuy tëj nag il faut que ma dem ci Agnès nag dellu si waat ci yow laaj la Agnès jigéen ñi ak mooy jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci administration pénitentiaire ñu bëggoon rek nga waxal ñu ci tuuti nag balaa ngay tàggatoo Agnès. merci beaucoup Francisca. vraiment loolu dinaa ci sabar bu baax a baax. ndax ñëpp xam nañ ne milieu bu ñu ne milieu góor la du milieu jigéen. mais vraiment buñ ñu ci xajalee ba tey. jigéen ñi itam wane nañu seen i mën-mën. 74 laa mën a wax sax. ci la ñu recruté woon suivant le commissionnement ay jigéen. bien vrai defuñu woon concours mais ñoo fi nekkoon ba ñoom lañ fi fekk. ki ma remplacé maison d'arrêt pour femmes ci ñooñu la bokkoon. te doxal nañ ko nu mu waree. malgré le fait que defuñu concours. ñu ñëw ba 84 ci la ñu recruté la première promotion des surveillants de prison. ñu nekkoon 6. kenn ci des fu mu toll nii moo nekk directeur u Cap Manuel. waaw
donc ma profité ci occasion bi wax position jigéen ñi ci administration pénitentiaire gëm naa ne sur les 37 établissements du Sénégal 9 sont gérés par des femmes. Par des femmes. Fii à Dakar on a 8 établissements pénitentiaires. Les 6 sont gérés par des femmes. Machallah. te dans ces 6 là. ñaar rek ñoo ci ne établissement jigéen. yeneen yëpp ay établissement góor ay góor la ñu nekk. muy Rebeuss. muy Cap Manuel. muy ci xale yi nekk. muy Sébikotane. fu mu toll nii Fatick jigéen moo koy gérer. Nioro jigéen moo koy gérer. Foundiougne jigéen moo koy gérer. Machallah. Kébémer jigéen gérer na ko. Mbour jigéen gérer na ko. donc vraiment xam naa ne tuuti nañ ci administration bi. mais place bi ñu fi war a occuper ñu ngi ñu koy jox. te loolu dala may ñu ko lu ñuy peut-être suñu ay compétences. kilifa gi itam ñu ngi ko ci gërëm. di ko ci vraiment sargal parce que bu ñu sargalee boppam la sargal. parce que mënoon na ne ay jigéen lañu. am nañu diplôme. maanaam am nañu seen i compétence mais ay jigéen lañu wóoluwuma leen. mais fu ne ñu ngi fa taxaw. te wax dëgg kenn ku ne lañ la jox yaa ngi koy doxali na nga ko mu ne. kaaf bii nekk tribunal fu mu toll nii. jigéen a koy gérer te c'est la première fois jigéen di ko gérer. donc vraiment gàcce ngalaama jigéenu administration pénitentiaire. boo demee ba ci biir kaso yi. du greffier en chef. du comptable matière. la preuve ñaari kaso yi gën a rëy ci Sénégal. greffier yi ak comptable matière yi ay jigéen lañu. kon gàcce ngalaama ñëw. gàcce ngalaama ñëw. dem nañu ba am benn surveillant de prison boo xamante ne élément pénitentiaire d'intervention la. kooku nga xam ne defatul sa réinsertion mais mën nañu ne sécurité lay gën a def. kon ça veut dire que jigéenu administration pénitentiaire gëm nañu seen bopp te xam nañ ne. li tax ñu ñëw lépp lu fa góor fu góor taxawee war nañ fa mën a taxaw. bu dul fuy bi. te góor itam mënuñoo foyee jigéen. ñun jigéen mënuñu foyee góor. bu weesoo loolu daal amul fuñ dul taxaw ñun fuñ dul taxaw. fépp fu ñu taxaw ñun ñu nga faak ñoom. ñun ñuy jàppale bu baax a baax it. ndax ñoo ñu ëpp fuuf. ëpp ñu kattan. mais vraiment suñu vulnérabilité am reconnaître nañ ko. te diñu ci jàppale bu baax. maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp. di gërëm itam kilifa yi. di yokk sag jigéen yi. ñu gën a gëm seen bopp gën a ñëw. ndax mujjeewuñu. kon loolu mooy sa mot de fin amoo leneen looy yokk ci 8 mars bi jigéen ñi. nuyu waa kër ga. si waaw. waaw ci 8 mars bi vraiment. thème international bi wax na lépp. c'est le monde du travail en mutation. vraiment di ci nuyoo jigéenu àdduna si yëpp. di nuyoo jigéenu Sénégal. di nuyu jigéenu administration yëpp. je crois que opportunité buñ ñu jox la. moment buñ ñu jox la. pour ñu taxaw. xoolaat suñu bopp. gën a gëm suñu bopp. te gën a jëm kanam. parce que. du ne atteindre nañu lépp. lu bëree ngi des. vraiment tool bi yaatu na. yaatu na te ñi ko war a béy bariwuñu. mais vraiment di leen yokk ñaax. di def un clin d'œil ay jigéen yi nekk fale maison d'arrêt pour femmes. Liberté 6. maison d'arrêt et de correction de Rufisque. ak quartier femme établissement pénitentiaire régionaux yëpp ci Sénégal. vraiment di leen di def un coucou. di leen di ñaan ñu yokk muñ. yokk góorgóorlu. xam ne daanu. du lu métti. mais ñàkk jóg mooy li métti. mooy problème bi vraiment nañ góorgóorlu. jóg taxawaat. gëm seen bopp te dem ci kanam. vraiment loolu laa leen ñaax. vraiment di gërëm aussi le personnel de l'administration pénitentiaire à travers son amicale. La présidente l'a dit tout à l'heure. pour une première fois. amicale bi yàgg na depuis 2010 mais en ce 8 mars. dinañu organiser benn conférence. sur les femmes de l'administration pénitentiaire au service de la réinsertion sociale. Et dans le même ordre d'idée, on va remettre un don aux détenus mères vivant avec leur bébé en prison. D'accord. loolu vraiment ñu ciy ñaax société sénégalaise yëpp. xamal leen ne ñi ne ci kaso yi. moment la rek. ku leen mën a jàppale te yàlla tax itam nga jàppale. nga def ko ñun itam comme ci loolu la ñu yëngatu chaque jour ñu ne buñ ko deful keneen du ko def. kon ñun ñoo ci war a jiitu. ngeen jiite ko ba tax suñu première édition xalaatuñu keneen ku dul ñoom ñi nekkal chaque jour. vraiment ñoom la ñuy dem jox don. vraiment ànd ak ñëpp nag suñu partenaires yëpp. di leen di gërëm di leen di sargal ci bés bi ñoom itam. ndax lépp lu ñu mënte ñun administration pénitentiaire ñoom ñoo ñu ko mën loo. ndax boo déggee préparation à la réinsertion sociale. mën naa ne mënuñu ko noonu. ñun dañuy encadrer rek di ngeen di gunge. mais nit ñi ñoo jógee ci biti. jàppale ñu ci mission boobu. vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di gërëm sama waa service aussi jigéen yi fa ne. Rebeuss la kaso góor la mais jigéen yaa nga fa aussi. vraiment maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen di sant di leen di sargal. di gërëm itam samay mbokk. ñi may seetaan. waaw sim na nu fop boo Fadiouth boo Joal. boo Guimard. et voilà. merci beaucoup Agnès ñu ngi koy sant di ko gërëm. man li tax ma gën leen a fonk. mooy comme ni mu ko waxee dégg ngeen li ñu def nee na ci seen biir lañ ko commencé te itamit
ñëpp a ngi 8 mars waaye ñoom tamit ña ngay 8 mars parce que salle ba ñuy atelier ba ñu def machine yi di ñaw ak di lépp madame Traoré ubbil nañu ko ña nga teg seen i chaise defar seen i cocktail def seen i bagage fas yéene cocktail ci 8 mars bi dajaloo ak ña nga xam ne ñooñu lañ fa denc di waxtaan ak ñoom fas yéene noosandoo ak ñoom nuróole sax ak ñoom yére wane nañ ko sànq ci éléments yi ñu ngi leen di sant yéen itam di leen gërëm yàlla yàggal leen seen place tubaar fakàlla maanaam daal wiiw rek lañ leen di wax. boo demee ci jour bi doo xamee détenu doo xamee détenu ak ndax dañuy simi tenue waaw sol mbubb mi ànd ak ñoom. def seen i taay maam lañu jeex na tàkk def seen i taay maam ak seen i yëpp madame Thiam ñu bàyyi la rek yow tamit boo amee loo ci sànni balaa ngay dem. li ma ciy sànni d'abord mooy monsieur Ngom di la mere ndax madame Ngom laa. madame Ngom baal ma Kumba Thiam laa. maa ngi jéggalu madame Ngom ca kaw sama baat ca kaw na poto. monsieur Ngom je m'excuse dégg nga. leneen li may wax mooy rafetlu li directrice wax. macha allah ci jigéen ñooñu tax man am na benn année ñu invité ma. ñu invité ministère de la femme. ma dem représenté ko. ci benn activité def naa 8 mars la woon bu ñu doon organiser fële à Liberté 6 mais doo xam kan mooy détenu doo xam kan mooy garde pénitentiaire muy loo xam ne lu ñu rafetlu la leneen li ma ciy dolli ren thème bi ñun ñëpp xam nañ ko c'est les femmes dans un monde du travail en évolution une planète 50-50 d'ici 2030 muy lu am solo pour Sénégal ndaxte dafay ñuy permettre ñu càmbar inégalité yi existé dans le monde du travail. niveler ko. très bien. discrimination yi am. lu ñëw. góor ñi dañ ciy ëppale. jigéen ñi des gannaaw. waaw te am na ay études yu wane ne. à chance égale. góor du raw jigéen. déedéet. ci domaine yu baree. am na benn enquête bu ñu def en 2015 bu tudd enquête nationale sur l'emploi au Sénégal. dafa wane ne taux de chômage bi. jigéen ñi la gën a affecté. waaw ñoom la gën a sonal. dafa wane ne aussi emploi salarié yi. góor ñi la ñuy privilégié par rapport ak jigéen ñi. maanaam daal jigéen ñi dañ leen a confiné au travail domestique. aayul de. waaw parce que dañuy sëy. dañoo bëgg lu baax. waaye nag su fekkee ne dem nañu ba am yenn diplôme yi góor yemleeg jigéen. nañ ñu yemale. yemale boobu nag moo ñu tax a jóg ren. tax a jóg toute la communauté internationale. xëy na jóguñu ren de. yàgg nañ di ci yëngatu. yàgg nañu di ci ñafe di ci waxtaan di ci def ay conférence mais nag dañoo bëgg loolu jeex dañoo bëgg jigéen ñu jox ko liy wàllam ci waar wi bu ñu daggaloon ay tool tey góor bay jigéen mën naa bay waaw ndax léeg-léeg jigéen ñi def transformation yi ni la tool la ñu bëgg nañ ñu jox suuf wallaay parce que sëñ Fallou te gis nga yooyu bu ñu fexee ba mu dañ dëgg la Sénégal def na ci ay jéego wax nga ko léegi am na lu bari loo xam ne faj nañu ko waaye am na encore lu des waaw loolu des nag dañuy war a lëkkaloo xam nga liñ naan l'union fait la force jigéen ñi xam nañ ko léegi ba jàppante nañu àndante nañu ñi ngi xàccandoo di dóorandoo wat gaal ak yëgoo ngir li ñu soxla ci Sénégal ëllëg ñu am ko li ñu soxla Sénégal ëllëg ñun ñëpp xam nañ ko président da koy wax ministre bi da koy wax ñeneen ñi di ko wax mooy Sénégal bu émergent émergence boobu nañ ko gëm bu ñu ko gëmee parce que loo gëmul doo ci def sa fulla mooy li may wax rek Sénégal plan Sénégal émergent coow lu bari yoru ko li jigéen ñi di def moo ko yor ñun jigéen ñi laay wax wiiw ñun jigéen ñi dañuy dawal rek di def li ñuy def boolewuñ ci coow lu bari su ko defee Sénégal émergé kër yi émergé xol yi émergé jikko yi sax da cay awala nag émergé parce que émergence bi ñu bëgg dëgg nañ ko tàmbali ci biir famille yi moom la mooy li ma la wax nañ ko tàmbali ci biir famille yi bu ñu tàmbalee ci famille yi jël famille yi xool li nga xam ne c'est des programmes de développement yu leen di suqali jëlee leen ci pauvreté bi famille bu émerger quartier ba daal di émerger quartier ba émerger village baak communauté bi ba réew mi yëpp jot ci te loolu nag ñu ngi ciy sant bu baax président de la république Macky Sall ndaxte boo ko seetloo ci lépp loo xam ne ñu ngi koy déroulé jigéen ñi ñàkkaluñu leen fayda ministère de la femme xam ko aussi jiital famille yi ànd kook ñam ko war a àndal di def la mu war a def ngir li ñu bëgg ëllëg ñu am ko kon daal li ma bëgg a daaneele mooy ñun ñëpp nañu xam li ñu tax a jóg gën ko xam sax laay wax ndax xamoon nañ ko déjà nañ ko gën a gëm def ci liñ ci war a def suñu kéemtulaay kàttan moi je pense que c'est possible d'atteindre l'émergence dina mën a nekk comme le dit le président te itamit wolof yi dañ koy wax madame Ngom
madame Ngom nga wax. monsieur Ngom laay bañ mu mer moo tax may leeral madame Ngom ñu ngi lay sant di la gërëm ci intervention bi te itamit wax nañ ko loo commencé wul du yegg. kon nag nañu commencé. def ci fulla ak fayda. su ko defee mu daal di jëm kanam ñu lay sant itamit Agnès. ngeen xam ne moom mooy jigéen bi jiite prison bu Rebeuss. ñu koy sant di ko gërëm itamit madame Ngom ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di sargal jigéen fu mu ne ci àdduna bi rek mention spéciale nag mooy suñu jigéen ya ca bitim réew. ñoom itamit kenn demul ñu des ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen nuyu coucou à toute ma famille à Montargis maman Aïssata Sarr Aminata ma sœur chérie à Nafi à Amma Astou tout le monde je vous salue di nuyu ñëpp di leen sant à ma jolie aussi à Mantes-la-Jolie elle saura se reconnaître fàttewuñu Dadasi à La Verrière xarit ñu seetaan ñu sant jigéen ñi toogoon ci plateau bi dañuy spécial 8 mars la ñu wax waaye nag suñu càmmiñ suñu xarit suñu collègue suñu naatango mu ngi fi man buur géwal rek laa ko wax ay tur ak sant du ma fekk ndax boo nee buur géwal rek wax nga turam moom it dañ koy bàyyi rek mu daal di ñëw jël place am wax ñu nag moom ci jigéen participation dañ naan coow rek dem régie le temps que ñuy libérer suñuy invité. ñu daal ni gees rek dalal suñu invité muy buur géwal. Sane. na nga def. ah sama yaay maa ngi lay siyaar. yenn yàlla nanguñu bokk. di la bëgg nag. jërëjëf. di leen ñaanal ndax tey dafa nekk bés boo xam ne bés bu mag la bés boo xam ne àdduna ñoo koy féete 8 mars yaay booy xanaa xamoo ne ginnaaw Adama ak Awa ku fi nekk fii ci réew mi jigéen la fi indi ci ak a wóor ku ne fii ci réew mi jigéen moo la fi indi képp kuy ndaanaan ci Sénégal ñu lay coow jigéen la fi indi képp koo xam ne sëriñ bu mag nga fii ci àdduna ñu lay coow jigéen moo la fi indi ci kàttanu suñu borom jigéen man àdduna la leen tudde ñoom ñooy àdduna waaw yéenay àdduna dama di ndokkeel képp koo xam ne jigéen nga nekk fii ci réew mi maa ngi lay ndokkeel di gërëm sama yaay de passage waaw ajaratu Magal Samb depuis Saint-Louis kooku Alaaji Bara Samb la ñuy woowee baayam di gërëm sama jabar kooku boo ko deful woon xam kooku nag mooy mbaay xàll ak machine kooku yaay booy sama xol laa ko def kooku su may wax ci moom fii laa ko def côté gauche xam nga kooku su may wax ci moom waaw sama xel day dem ci Aline Sitoé Diatta waaw kooku jigéen ji mën góor jigéen ñi daal dañ leen war di sargal saa su ne xam nga nee nañu 8 mars mais jigéen mooy àdduna ndax boo xoolee ci président de la République du Sénégal son excellence monsieur Macky Sall jigéen ñi mu ñëw jox dooleel leen pour ñu def ay kii def financer leen xaalis waaw financement yu bare yoo xam ne ñu ñëw di leen liggéey leen xam na ne jigéen ñi ay ndaanaan kulli fidin lañu boo leen joxee mbir dañ koy yóbbu ca kanam boo xoolee te li mu def jigéen ñi dafa ko Sénégal dong da ko def à travers dans le monde jigéen ñi ca diaspora bi ñëpp jox na leen alal pour ñu liggéey kon gàcca ngaalaama jigéen ñi ñu ngi leen di sargal di leen bëgg man dama leen bëgg man maay seen avocat tey ndax fi ay jigéen ñoo fi toogoon waaye boo gisee ma ñëw ñooñu sax laa bëgg a ñëw lan nga xalaat ci suñu invité yi ñu fi jóge léegi la directrice bi toogoon fii waaw yaay booy sama rongoñ dafa wadd waaw billahi wallahi taalaay mooy bi muy expliqué xale bi ci foofu oh mais métti na mais yàlla suñu borom mooy dogal waaye moom it dafa nekk jigéen ju mën góor ñëw jiite rëbës rëbës dafa métti lool góor ñi sax pour ñu yore ko dafa métti asumalaak jigéen joo xamante ni jigéen rek nga mën a doon te lu mel ne rëbës kooku jàmbaar nga yàlla na ko yàlla defal jàmm amiin ndax mën na liggéeyam te wax na wax ju rafet yàlla na ko yàlla defal jàmm amiin ci toogoon fii moom it doon jigéen moom it doon ndaanaan bu mag moom it li mu wax rafet na yore na mbooloo mi ngi dooleel mi ngi jàppale ministère de la femme ñoom it yàlla na leen yàlla delloo njukkal ndax ñoom it ay nit ñu baax la ñu man daal damay gërëm jigéen ñi parce que ñoom ñooy monument wu àdduna gis nga yaay booy góor gu fi nekk yor daraja gu mag jigéen a nekk sa ginnaaw ci lu wér jigéen ñee ne ca biir kër ya jigéen ñi ñoo nekk ci bureau yi jigéen ñaa nga ca tool ya jigéen ñaa nga ci biir kër di la toggal ba mu neex waaw boo ñëwee jox la nga lekk jigéen ñaa nga ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel ñëw xaw leen rey waaw ku ci fonkul jigéen yéen góor ñi yéen lay waxal billaahi wallahi taalaahi doo am lu la neex doo gis jàmm nan leen fonk ndax ñoom ñooy àdduna man dama bëgg jigéen
rawatina sama yaay. ak képp ku jigéen. nanu xam ne ku ci am sa ñaanu waajur. yàlla defal la jàmm. ci lu wér di gërëm nag de passage. le directeur général de la RTS. monsieur le maire. ndeysaan monsieur le maire kooku moom mooy faris bu mag bi. le directeur général monsieur Racine Talla. ndax ni muy defal jigéen ñi ci kër gi. RTS dama ko gis. waa Fabe si bu nu xewlee. loxoom ma nga ci. mu taxaw bu nu organiser don de sang. mu taxaw xam na valeur jigéen. kon jigéen yéen ñi nga xam ne xamu leen valeur am. dellu si leen seen xel. njaboot gi. jàppale leen ñu gën a dem ca kanam. ndax Sénégal benn bopp la. benn lañu. kenn mënu ko xar ñaar. waaye nag yaay booy dinaa la gërëm. waaw ndax 8 mars bi li nga def ci 8 mars bi dafa baax. nii sama benn mag bu tuddee boppam yaayu Waly Amital madame Mbow. madame Mbow li mu def baax na. Amital madame Mbow mi ngi ci 77 645 61 31 77. 645 61 31. di gërëm yaayu ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm RTS yëpp. merci ba ci vigile yi. jërëjëf gendarme yi ñu ngi leen di siyaar. di leen wax ni. bonne fête 8 mars. merci beaucoup jërëjëf mu doonoon Bour Gueweul xarit yi ñu seetaan ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi toogoon seen saal seen kër ak seen ron garab di seetaan seen émission muy spécial 8 mars di takkusaan looloo waral RTS ak équipe bi yëpp ak direction bi ñëw ànd ak askan bi dem seeti jigéen ñi ca la ñuy yëngu ak fa ñuy yëngoo indi leen teg leen ci télé bi ñu gis ko xam ne loo wax ak lu mu mënti demee rek am na jigéen ñoo xam ne xam nañ ne service sa réew rek a wóor. liggéey rek a wóor te itamit nag li gaa ñi di wax rek jaamul yàlla ba mel na dootoo dee. waaye tamit na nga xaw ma nuñ koy waxee na nga jaamu yàlla ba mel na yow doo mës a dee. ragal ko te xam ne jaamu yàlla rek a fi nekk te liggéey jaamu yàlla la itamit jigéen ñi xam nañ ko na Margaret Thatcher waxoon rek lu bëgg mu jëm kanam te taxaw te jub. te am fulla ak fayda ak rigueur yëkkati ko ni ko tegg ci loxo jigéen ñi vive les femmes bonne fête à toutes les femmes excellente soirée à tout le monde ñuy nuyu ñëpp di sant ñëpp femmes yi fu ngeen mënti nekk rek ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen tatagal merci beaucoup longue vie à toutes les dames jërëjëf